foo jëm xoolal gis nga li ma leen doon wax léegi damaa convoqué Cheikhouna léegi pour bañ ngeen troubler léegi je suis en direct sur Facebook nga ñëw expliquer ay big yi kenn nga ne lan waa tëjal rek te dem sa yoon asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar ñu ngi Sénégal nag xam nga au Sénégal moom les conditions ne sont jamais réunies pour nga tranquille xaw naa jaxasoo tuuti parce que waxtaan bi dafa jëm ci République française waaye nag li tax ñu di ko def mooy gëstu mbirum Sëñ Touba lépp du ci xaj nag mais bi ma koy bind dama doon bind ci tubaab donc am na ñu bari ñoo xam ne bi ma leen ko junjee dañu ma expliquer que boo ko defee ci olof mooy gën a mooy tane mais xam naa daal dina xaw a jaxasoo ci ñaari làkk yi parce que mënu la ñàkk mënu la ñàkk c'est comme ça voilà donc gannaaw bi ma sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal àndandoom yu tedd yi ak njabootam yàlla sunu borom dolli leen xéewal dolli leen leer dolli leen tawféex maa ngi sant yàlla mi ma boole ak Serigne Touba tey sant Serigne Touba bu baax moom mi nga xam ni moo ma tànnal wasila muy a Cheikh Mouhamadul Bachir doomi Serigne Saaliwu sama Serigne cofeel gi ma am ci Serigne bi nag yóbbe na ma xalaat yu baree bare jëm ci moom jëm ci ab liggéeyam jëm ci jamono ji nga xam ne moom la liggéey waaye ñu sukkandiku itam ci waxtaan woo xam ne walla mbind moo xam ne Cheikh Mouhamadul Bachir doomi borom Touba moo ko def jëme ko ci dundub Cheikhul Xadim muy Minanul Baaqil Xadim mu waxaale ca nag loo xam ne dafa jëm ci dunduk sëriñ bi aajowoo mu gaaral jëm ci politique gaaral googu nag mu gaaral jëm ci politique wax ne loolu sax taxul muy bind waaye nag dafa am yoo xam ne dafa jote ak dundu sëriñ bi loolu moo tax waxtu wi fi sëriñ bi nekkee fi Sénégal tolloon ci wàllu politique mu gaaral jëm ci sëriñ bi ak gane àddinaam ak njaboot gi nga xam ne ci la bokk ak i way juram muy sunu maam Moor Anta Sali ak soxna Mariama Buso jaariyatullaahi ñooy ay way juram li nga xam ne nag moom la sëriñ bi jëkk a jote ci ay tukki jëm ci wàllu gaaral ci dundam ci wàllu politique mooy ak demam Ñooro te loolu almaami ma ba jaxu moo dajale woon sëriñ si ak boroom xam-xam yi yépp ci yooyu jamono yóbbu leen Ñooro li tax mu defoon ko nag mooy xeex ak ceddo yi xeex yu baree bari sunu boroom dogal moom ci xarañteem ak xelam mu xalaat ne li mu jëflanteeg ceddo yi mën naa tax ñoom ñu wëlbatiku xeex ak sëriñ si walla lor leen ngir fayu walla ngir naqaral almaami Maba Jaxu loolu moo tax lenn ci ak ndawu sëriñ bi ak yenn njaboot yi nga xam ne ñoo sant Mbàkke
ñenn ñi sant Buso, ñi sant Ba, ñi sant Si, ak ñu bari ci ñoo xam ne yàlla dogaloon na ñu nekk ay boroom xam-xam ci yooyu jamono ñu dajaloo Ñooro. dem nag ba Ñooro ñoom ñu ñaan ngir xaw a dand buur bi lu mat juróom-ñeenti kilomètre. maa ngi leen di junj kon sancuk Poroxaan. sëriñ bi foofu la nekk ak ay waajuram ba soxna Mariama Buso noppaloo fa. sëriñ bi ci jëmmi la àttee Maba Jaxu faatu ci Ñooro ak nguurug Maba bi tàmbali di tasaaroo. Lat Joor nag moom sunu borom yàlla dogal na mu amalante kóllëre ak sëñ Mor Anta Sali. maanaam lii lépp ak tënk la goo xam ne bi yàlla dogalee moom it mu bi yàlla dogalee mu jotaat nguuru Kajoor ca la indi Maam Mor Anta Sali mu nekk ab xaadeem di ko ubbi di ko dimbali ci wàllu àtte. gannaaw gi nag bi nga xam ne sunu borom dogal na sëñ Mor Anta Sali wàcc liggéey en 1883 ba ñu denc ko, mag ñi xalaat ne war nañoo fexe ba sëriñ bi féete Lat Joor fa ko way juram wa féete woon. sëriñ bi nag xamal leen ci ay teggin ne moom ànd ak ñoom jaale ji, ndax Lat Joor wëllëre way juram la woon, dara nekku ci. waaye nag dem ci buntu wóor yi moom loolu xalaatu ko. wax ne ñoom day xalal nañu ma sukk ci buntu buur yi, buntu ñi nga xam ne ñoo yor nguuruk àddina. wax ma ne soo ko defee di nga amee ci ñoom ay xéewal akuk payoor goo xam ne danga ci am kaaraange ak jàmmi àddina. ma wax leen ne man dey ci sama borom rekk laa aju, moom rekk laa wóolu, doyloo naa ko. nee na moom bëggul dara moom Cheikhul Khadim lu dul xam-xam ak diine, yaakaar ci boroomam ak ragal goo xam ne ragal na ko, ragal ko moom rekk. jàpp ne itam ragal gi mu ragal boroomam moo koy xéewale te moo koy musal. mu wax ne naka la mën a jële mbiram dénku ko ñoo xam ne seeni mbiri bopp sax tëna leen. ña nga xam ne itam ñoo nekk ci seeni loxo it tënañ leen. wax ne bëggeelu mbirum àddina ak i xéewalam ak gis leen ma rekk moo ma mën a yóbbe loolu. ma nga xam ne su ma dalee kon ci lay dem di jaxasoo ak ñoo xam ni fa ñu nekk ak lañu fa nekkee lépp ay barab la yoo xam ne seytaane ci boppam moo fay doxantu saa su ne, moom ak shayaatiinam ya ak njabootam. mu ne su fekkee moom am na lu ko naqari walla mu am lu mu bëgg am kum ko bëgg a gaaral, nee na loolu day sunu borom subhaanahu wa taala rekk la koy gaaral. nee na moom mooy ndimbal li nga xam ne moo koy dikkal, te ndimbal loolu mooy néewal doole lépp loo xam ne jóg na jëm ci moom ngir lor ko. lépp loo xam ne daal Sëriñ Tubaa nee na mbiram la, bu dee lu mu bëgg la walla lu muy sàkku ndimbal, loolu du gaaral loola jëm ci kenn ku dul boroomam bi nga xam ne saa su diggee mbir bu waxtu wa jotee it dana ko def ni mu ko bëggee. nee na koo kii ci la aj léppam. mu ne yow mii nga xam ne nag yaa jàpp ne lii muy xalaat ak di ko dund ak nekkee ko du dëgg,
nee na bul ëppal ci yedd bi nga ko yedd moom borom Tuubaa te nga bàyyi maanaam ñaawal gi ngay ñaawal mbiram, ndax loolu day teewul moom mu bég, teewul na amul dara loo xam ne mi ngi koy naqarlu ci ñàkk gi mu ñàkk ay am-ami àddina. su fekkee moom Sëriñ Tuubaa nee na maanaam ak doyadeem mooy dëddu buur yi, na nga xam ne doyadi googu du doyadi gu ko naqari mukk, te du doyadi goo xam ne buñ ko ca yeddee mu naqari ko. lii nag Sëriñ Tuubaa mësta waroo ak lii, maanaam doyoon na sëkk tey ñu jàng xaalu li yarkan li abwaabi salaatini firi ko, ñu xam ne giirug dunduk Seexul Xadiim ba àddinay tukki duñu gis ci mbiram lu waroo ak lii. Lat Joor moom daanaka ci ak ndawam la waxoon ne sëriñ bi day bu ëllëgee dana doon ku dëgër ci noot buur yi, waaye bu boobaa nee na moom Lat Joor nee na du ca loroo, ndax dina fexe ba fegu ca. ndax sëriñ bi moom naka jekk buur yi ak ceddo yeeg ñooñu ñëpp ni ñuy jëflante ak néew ju doole yi lu ko mas di naqaral, te it gaaral na ko ba tàyyi, ndax am na lenn sax ci ay taalubeem yoo xam ne bi ñu jébbaloo te mu xam ne amoon nañ dara ci Sàmba Saajo daf leen wax ñu delloo ko, te bañ waxee da leen ne loolu day du jihaad, ay jullit yu doon xeex dong ci seen biir la. ci gàttal gannaaw loolu nag sunu borom ci yërmandeem ci yonent bi dikkal ko, sëriñ bi nekk Mbàkke Kajoor ba yàgg mu jóge fa dem ci ay tool yoo xam ne ak i barab yoo xam ne masee su faa bay ci biir Bawol. loolu nag mooy Daaru Salaam ak Touba. Daaru Salaam ak Touba ay sanc la yoo xam ne yàlla mi dara tëwul def na Sëriñ Touba moo ko sancal boppam, te musu faa fekk kenn, musu faa fekk xandeeru kenn jiituwu ko fa. nii mu nekk ak ay taalubeem dafa liggéeyal yàlla ba sunu borom dogal mu am fanweeri at ak juróom-ñeent ak juróom-ñetti weer. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dikkal ko ci Daaru Xuddoos waxtaan ak moom mook waa ahlu badrin yépp. bi ñu waxtaanee sunu borom dogal sëriñ bi xemmem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, xemmem a bokk ci ñi mu àndal, te fekk boobu yonent bi garaatu xutbaaniye la koy indil ak di ko ci ndokkeel, waaye moom mel na ni boobu jamono moom bokk ci mbooloo mi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fu mu jëm taqoo ak moom te dara dootul dox seen diggante, mooy li nga xam ne mooy lim bëgg. yonent bi nag xamal na ko ni nii ma la feeñoo naa ko ñeneen ñoo xam ne ñoo la jiitu, ñu xemmeem melokaan wii nga xam ne mooy melokaan wi ma leen feeñoo, bëgg lii nga bëgg, dugg ci nattu ya ba mujj ko ñàkk. ndax it mbir la moo xam ne buñ ko waxaalee ba juboo, bu ma la ca tegee bu suñ borom indee nattu itam loolu kat man dootuma la ci mën a dimbali. sëriñ bi nag xamal ko ne ko ruux gi day moom laa sàkkul ba xam lu mu àttan, waaye moom day lépp loo xam ne àttan na ko, li fekk ruux gaa ngi ci jëmm ji, lépp loo xam ne ruux googu àttan na ko jëmm ji àttan na ko. ñu signé contrat bu ferme noonu ko sëñ Abdou Lahad waxee. sëriñ bi jóge Touba dem Mbàkke Baari. ci dogalub yàlla sunu borom nag ay sëriñ yoo xam ne jàngale lañ daan def ak jàng, ay buur
ay dameel ay teeñ ak i dag yoo ak ñoo xam ne mbooloo mii nga xam ne topp nañu Sëriñ Tuubaa di ay ndaw yu am kattan yu amug wér te mu jaral leen lépp bàyyeekoo ci ñoom ñëw ci sëriñ bi loolu am lu mu def ci seeni xol ci ak fiiraange ak jaxase akug ràmbaaj lenn ci pël yi daanañu lakk suuf yi nga xam ne sëriñ bi daana ko dëkke akuk njabootam wala di lakk seeni tool am na lenn ci murit yi yoo xam ne ba nu jébbaloo seeni famille seeni njaboot dañ leen ak génnee ñenn ñi tas seeni sëy ñi ci des ñu taal seeni kër ñi ci des am na ñoo xam ne sax duma ya seeni bakkan loroona ca loolu itam ñu boole ko ak ñu bari di bind ay lettre mu jëm ci commandant de cercle yi lenn li ñuy fexe di ko jàllale ba ci gouverneur ngir gaaral ko ne ko yaa ngi koy bayal waaye bu amee lim bëgg ci mbooloo mii dana fetal jiyaar ndax loolu moo tax mu leen di dajale ay ndaw lañu te am nañu kàttan te ànduñu ak kenn loolu nag fekk na 1895 Sénégal tubaab bi mboolem ñi fi nekkoon di xeex ak moom mu duma leen ñépp ñii mu rey leen ñii mu génnee leen réew mi ba nga xam ne mbooleem ñi fi des muy buur siin yi mujj wala dammel yi mujj wala teeñ yi mujj moom ci boppam mooy tànn ka ko neex mu teg ko fa maanaam doomi buur yi nga xam ne dernier buur siin yi dernier dammel du Kayoor yeeg dernier teeñ du Bawol yépp daanaka France moo leen tànn teg leen fa mu nekk des fois sax loo xam ne c'est à titre symbolique waaye ñi doon bañ ñoom Lat Joor ak lenn ci sëriñ seek boobu Samori ci Guinée yóbbu nañ ko ñu door a taxawal nag li ñuy wax l'Afrique occidentale française te muy réew moo xam ne ci laïcité lay dox boo xam ne ñu ngi ko jëlee ci France bi nga xam ne mi ngi instauré laïcité ci aw doxalinam depuis 1789 mooy li ñuy wax l'année de la Révolution française loolu nag doon na baax trop tey nii ñu nga xam ne noonu la Cheikh Mouhamadoul Bachir gaarale histoire u Sénégal yëpp ci wàllu politique ak dammel yi ak teeñ yi fi nekkoon ci jamono yi fi sëriñ bi nekk ñu amoon koo xam ne ubbeeku na ci histoire France ak fa mu toll ci politique ak fa mu jaar ba ëgsi fii ba dugg Afrique mën a jëflante ak Sëriñ Tuubaa ndax kon dinañu xam li waral seytaane moom ba muy tànn ñu muy yebal ci Sëriñ Tuubaa ngir ñu xeex ak moom mu tànn France moom trouble public ak jihadisme ak lépp loo xam ne jiiñ nañu ko rekk loolu France ñoo ko def waaye France baax na itam ñu wax mooy kan ndax dafa am jëmm ju ñuy wax Mérovée moom la ñuy wax maamu Clovis mu nekk nag nga xam ne li ñuy wax naan les Mérovingiens doivent leur nom à Mérové, l'ancêtre de Clovis, tribu barbare francilienne germanique maanaam diggante France ak Belgique ak Suisse ak Allemagne ci 8e siècle après Jésus-Christ foofu la li ñuy wax les Francs feeñ ci histoire muy vers les années 200 maanaam naka jekk biñ leen di xam dañ daan yàqate alali jàmboo di ko fab maanaam ñoom naka jekk dañ daan piller pour vivre dañ daan ñëw fekk nit mu yor alalam ñu yàqate ko sàcc ko pour dund ci léegi nag Mérovée moomu
doomi Clodion la maanaam Cheldric c'est le fils de Mérovée considéré par l'homme comme général romain maanaam tam karaw yu bari yi nga xam ne moom la buur yi franc yi daan am bu jëkk dañ daan am kawar ba muy agsi ci suuf loolu dañ daan wax ne màndarga la ci kàttan ak puissance ci nit donc mais ñaari franc ñoo amoon li ñuy wax les franciliens ak les francs rhénans mu am à côté yeneen peuple la yoo xam ne ñoom ñoo séqoon li ñuy wax fi mu ne nii France mooy les Burgondes ak les Alamans ak les Francs ñetti ñii ñoo fa nekkoon Clotilde nag princesse Burgonde la boo xam ne mi ngi juddu 493 waaye moom la Clovis mii takk Clovis nag moo jëkk a nekk buuru France nii ngeen xamee France lépp daje donc Clovis dafa am xam nga Sénégal lu ci bari day baax a xam rue Tolbiac ñëpp a ngi koy dégg dafa am xeex bu metti bu am Tolbiac en 493 ci la Clovis décidé ne moom dafay tuub dugg ci diine chrétien naka mooy dafa bëgg Clotilde waaye Clotilde moom chrétienne la mu xamal ko nag ni ko ndax man yow yàlla ji nga xam ne moom ngay jaamu mën na maa dimbali ci xeex bi ba ma gañe ko Clotilde ne ko waaw mu ne ko kon su fekkee gañe naa xeex bi man dinaa tuub nekk chrétien yàlla dogal mu am ndam ci la bataille de Tolbiac lu ci bari nag ay notes yu ndawaan la rek pour résumer parce que lii yëpp dafa gudd mais li ñuy wax paysan baat bi ñuy wax paysan ñu tàmm ko askanalee baykat yi moom mi ngi cosaanoo ci baat bi ñuy wax païen donc mooy koo xam ne moom amul diine am na it koo xam ne moom la ñuy wax Saint-Martin de Tours mi ngi juddoo Hongrie bu njëkk soldats yi dañ daan am lu ñuy wax ay capella mooy ay cap moom nag dafa nekkoon koo xam ne yàlla dafa dogal mu nekk ku am yërmande moo tax benn bis mu ñëw fekk koo xam ne amul yére mu xar kàppam boobu ci digg bi jox ko mu woddoo ko Saint-Martin des Tours moo indi jën bi ñuy wax le martin pêcheur parce que ni mu daan prêcher ci wàllu diine chrétien di woo nit ñi ngir ñu dugg ci seen diine amit beneen jigéen bu ñuy wax Geneviève tur yëpp après di ngeen xam lan moo tax mu indi ko Attila benn guerrier turco-mongol la mais bi mu duggee Europe ba toll fi ñuy wax bëgg a ñëw Paris Geneviève dafa dajale nit ñi wax leen ne leen nan leen ñaan yàlla ngir Attila bañ a ñëw Paris yàlla def tawfeex moom it ñëwul Paris li nga xam ne tamit mooy organisation église bi nga xam ne Clovis ñaar fukki at la moom mi may wax ne moo jëkk a nekk buuru France waaye labbe bi ko dugal ci diine catholique ñaar fukki at ak ñaar la am mooy Rémi donc li diine catholique defee organisation mooy évêque bu mag bi moo nekk Rome mu am ay évêque métropolitain évêque yu nekk ci ay ville ak li ñuy wax évêque de Provence ak li ñuy wax basilique ak palais épiscopal Rémi nag aristocrate gallo-romain la boo xam ne il est né en 459 non il n'est pas né en 459 c'est en 459 qu'il a été promu à l'âge de 22 ans évêque de Reims boo gisee buuru France yépp ku ci mas di falu Reims ngay faloo loolu moo tax parce que Clovis foofu la jëkk a faloo buuru France Clovis nag mi ngi am 20 ans Rémi am 22 ans histoire réew mii ma leen di wax ñi ko saytu ak ñi ko toppatoo ba mu ëgsi fii moom Rémi la àndal Rémi xamal ko ni ko réew mën nga koo yor ci sa jaasi ci sa doole waaye nag
pour régner avec un pouvoir il faut avoir une autorité morale boo xam ne mooy ànd ak yow pour jàppale la te loolu la ñuy wax l'église. Donc li mu ko wax mooy pour régner il faut faire avec l'autorité morale. Il s'associe à l'église à la gestion et s'appuie sur les valeurs des guerriers de son peuple et des valeurs morales de l'église. Il se fait baptiser à Reims grâce à l'influence de sa femme. Après 3 ans de fiançailles, il épouse Clotilde. Rémy, évêque de Reims, xam na ne maanaam Clovis mi bu jékki-jékkee rek tuub mën naa tiital ak njabootam ndax ñi mu àndal ñépp gëmuñu yàlla. léegi nag mu ànd ak moom ci benn ziyaar bu ñu boo xam ne fii ñu denc Martin bii ma la doon wax muy la chapelle de Saint-Martin, parce que chapelle mu ngi jóge ci mot boobu ñuy wax capella mooy cap yooyu ñoonu daan kii nii te mu xaroon ko ci digg bi jox ko baadoola bi. ba mu fa demee ziyaar ba noppi nag di ñibbisi ci la ko Rémy wax ne ko léegi tuubal nga dugg ci diine catholique. boobu juboo nañ ci ba noppi bi muy traversé mbooloo mi la ko ni yow Clovis jaamul la nga daan lakk te lakk la nga daan jaamu. loolu nag moo tax ba yàlla dogalee mu nekk sacré roi de France ba roi yi yëpp Charles X ñoom ñëpp sauf Henri IV ils ont été sacrés rois de France à Reims. Clovis bi mu tuubee dugal na 3000 guerriers païens ci diine catholique. moo tax comme Rome xam na ne nag kii buur la te dugal na 7,000 nit ci biir diine ji mu jël France def ko muy taawu église. Clovis ci boppam moo dugal Burgonde mooy l'actuel Bourgogne ci diine catholique. mu daal di attaquer Wisigoth yi dugal leen aussi ci biir. Avant le sac de Rome daal li ñuy wax l'Aquitaine, Bordeaux, Toulouse, Angoulême dëkk yooyu yëpp moom moo leen dugal ci diine ji. donc ci la ñu defee li ñuy wax le code de la bréviaire mooy loi yi nga xam ne mooy régir dundu France. donc promulguer des lois, respecter devant Dieu, exiger le respect de tous les lois. La loi salique, code de droit privé, juger et punir les crimes, amende. Mais boobu ay rey nit ak ay xeet yooyu yëpp ku ko defit dañ lay fayeeku tuuti xaalis. li ñuy wax le mariage incestueux, takk sa doom wala xeet yooyu kenn terewu ko woon France. donc bi Clovis duggee ci diine catholique ci lañ ko d'accord nga xam ne léegi dañoo tere ne nit mën naa bañ a nit léegi dañuy tere nit sëy ak doomam wala yu demee noonu. donc 511 maanaam nord de la Loire, Auvergne, Aquitaine pour léegi ci la France ñi ñëpp dugg France nga xam ne léegi Paris mooy nekk capitalu France. bi Clotilde dee nag non bi Clovis dee dañ ko suul basilique bi nga xam ne mooy waa dama luy sa yaay moo may perturber nii de. basilique bi ñu suul Clovis nga xam ne daanaka ci tënk boo ko toppee day gudd. biñ ko suulee bi ñu demee loolu toog nañu 34 ans après soxnaam door a gaañu. Clovis mi ngi dee le 27 novembre 511. Clotilde soxnaam faatu 34 ans plus tard.
Clovis ñu denc ko ci cathédrale Sainte-Geneviève mooy Geneviève boobu doon ñaan pour Attila bañ a dugg Paris. waaye fii may wax ak yow cathédrale boobu France nee nañ kenn xamatul fan la nekk. donc ci seeni wax jusqu'au 18e siècle xam nañu fi cathédrale bi nekk, xam nañu fi ñu denc Clovis ak yëpp, léegi la xamatuñ fan la ne. Première remarque. Bon, li ñuy wax Charlemagne, Ludovic, Louis Ier, les Pieux, 16 monarchies yëpp même tour bi la rek. ñi njëkk a yilif France mooy li ñuy wax les Mérovingiens. Les Mérovingiens ñi leen remplacé mooy les Carolingiens. Les Carolingiens ñi leen remplacé mooy les Capétiens. ba Louis XVI France nii lay doxee, buur yi ñooy donnante nguur gi. loolu nag mooy histoire France ci wàllu nguur. naka la ko république suulee, yàqati ko ba toroxal fa diine, te loolu muy loo xam ne moom la ñuy gaaral jëme ko ci sunu réew. loolu mooy li nga xam ne moom ci la ñu bëgg a dugg ak yéen. xëy na dina am ay points yu ndaw yuñ ci énumérer rek balaa ñu ciy ñëw ci wàllu wolof ngir mu mën a leer. mooy li ñuy wax la république contre le catholicisme wala contre la religion rek tout simplement moo gën a yomb. parce que xëy na dañ faa jaar ak diine catholique, waaye li ñu yéene nit ñi xam ko mooy ñoom nan la ñuy def ba toroxal diine, nan la ñuy def ba suul diine, nan la ñuy def ba yàq valeurs yi nga xam ne mooy valeuru diine. incha allahu loolu dinañu ci dikkaat ak yéen ci document boo xam ne ça a été une recherche très riche, très approfondie. Depuis la révolution de 1789 naka la ñuy promulguer ay loi, lan mooy république laïque, naka la xeexee ak diine catholique ba gas ko suul ak yëpp ba ñu agsi fii ñu agsi. te loolu nag li tax ñu di ko def, ñu gaaral ko ci histoire république française, parce que les Français ont été les premières victimes de la république laïque. Peuple français ñoo njëkk a toroxee ci laïcité, ñoo ci njëkk a ñàkkee seen diine, ñoo ci njëkk a ñàkkee seeni valeur. Nous n'avons rien contre le peuple français, mais dafa am benn élite boo xam ne depuis 1789 ñoom ñoo yor doxalinu Europe, doxalinu àddina ba fii ñuy wax ni ñu jëm ci li ñuy wax nouvel ordre mondial. lan moo tax république ak naka lay toroxalee diine, te diine du dem lu dul yëg ba xam ne torox na tot door a xam li xew. loolu nag comme Sénégal ni muy doxee woy fi deng moo jafe. incha allah bu ñu ko yàlla mayee bu subaa ñu tàbbi ci ak yéen ci tom yoo xam ne yu am solo lay doon, muy ni ñu def ba saper le moral de tous les Français devant les valeurs de l'Église et de l'aristocratie. dinañ ci dikkaat ak yéen ndax waxtu wee jot te ñu bañ di ko guddal, ngir guddal gi day tax ñu bari xañ ko seen bopp te lu am solo la. asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. jërë ngeen jëf.